jërë ngeen jëfati ci seen ànd ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës bokk rek ca daay bu metti gu am ca département bu Podor ca commune yu Doday ak Dungalaawo ña faatu nag jot nañoo takku ci li ñu xamle ñeenti doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci loolee njiitu réew mi nag daal dina fay yebal na mu gën a gaawee ab délégation maire bu Ndakaaru nag ma ngay rek joxañ baaraam gouvernement bu Sénégal dugul nangu benn yoon nag nee ñu lu dul dëgg di jàll du samay kàddu Barthélémy Diaz moom moo ko xamle Ousmane Sonko ñëw feelu ko ci wàllu woowee ne maire bu Ndakaaru nag kenn mënu koo jëlee ci chaise bi mu toog diiru ko juróomi at yi mu fi fas yéene ne loolee nag la ñu xamle lépp nag mi ngi tukkee rek xam ngeen ni ci atte bu Ndiaga Diouf mooy ka faatu woon ca fële mairie bu Mermoz Sacré-Cœur ci fàttali atte ba nag dàq nañu ko ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre beneen ponk ci biir xibaar yi commerçant yi nag ña nga yëglu dawlin gi moom dootuñu ko jaay ndax natt gi sax nag dañ caa sonn bay bëgg a dee naam sax jóge na ci téeméer ak juróom-ñeent fukk dem ci ñetti téeméer taxul ñoom ñu mën caa génn ñoom commerçant yooyu bu ñuy jooy ñay jënd moom ñu ngay yuuxu mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirlu tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru marax mi nees ko waxee woon ci ponk yi ak daay gu metti nag moo am ca département bu Podor commune ñu naan Doday la ak Dungalaaw ñeenti doomu aadama ñàkk nañu ci seen bakkan njiitu réew mi Macky Sall nag yabal na fa nu mu gën a gaawee ab délégation bu dem rek nemmeeku ji ñooñee nekk ci njàkkare Ousseynou Diop. ñu faatu bokk ci ñooñu jigéen boo xamante ni am na fanweeri at ak ñaar ak benn xale bu jigéen boo xamante ni ñaari at la am loolu mooy bilan bi nga xamante ni daay ma def na ko démb la amoon ci dëkk yi di Kawel ak Lumbel ci commune yi nga xamante ni mooy Dodel ak Dungalaawo. de 30 kilomètres ravagé na li fa nekkoon yëpp malheureusement aussi am na ci 4 morts am na ci ñeenti nit yu gaañu am na ci kenn ku am ay blessures mu ngi hôpital Ndioum. daay bi fii la amee ci ay villages yoo xamante ni mooy Kawel ak fi nga xamante ni mooy Lumbel toll ci ñaar fukki ay kilomètres yoo xamante ni daan na koy yóbbu jàppaleen ci lu jëm ci wàllu fi ñu nekkoon nag ñax bi dafa bare woon lool moo tax nag daay bi am rayon boo xamante ni toll na ci 20 kilomètres yoo xamante ni daan na koy lakk mu nekk nag mbir moo xamante ni mbir mu doy waar la taxoon itam kilifa yi ñëw dem s'enquérir ci lu jëm ci wàllu jafe-jafe yi nga xamante ni tey askan bi ñu ngi ciy dund. ci nit bàyyi nañ ci seen i bakkan am na tamit kenn ku nga xam ne dafa lakk-lakk bu metti ma nga ca hôpital bu Ndioum gouvernement bi jox na instruction président jox na instruction nañ ko yóbbu hôpital principal. secours yi ñu daal leen di dépêché ci place bi agent eaux et forêts yi ak ñeneen ñoo xamante ni dañu jugoon ngir jàppale askan wi. ba léegi nag dégâts yi bare waaye nag état bi yëkkati ndimbal jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoo loru. am na ci ceeb nga xam ne am na ci suukar diwlin ciment ak seng yi nga xam ne jàppale ak aliment de bétail bu nga xam ne jàppale nañ ci famille yi nga xam ne ñoom ñoo am ay ñu ci dëddu jàppale nañ ci ñi nga xam ne tamit ñoom ñu ngi ci tund bi am na ñuy lakk-lakk ay xar yu bari. jamono ji nag feu de brousse bi jàpp nañu ni maîtriser nañ ko waaye nag li ñu nemmeeku mooy ñi nga xamante ni ñoo ci loru ñoom seen ay njaboot ñu ngi leen di jooy ba léegi. mangook muy jëye jooje rek xewee fa ñu naan Dodel ak Dungalaaw ma nga ca département bu Podor maire bu Ndakaaru Barthélémy Diaz nag mi ngi joxañ baaram nguurug Sénégal mi ngi xamle ni dootuñu seetaan benn yoon lu dul dëgg nag di jàll ci réew mi Ousmane Sonko ñëw feelu ko ci wàllu woowee di xamle nag ni maire bu Ndakaaru chaise bi mu nekk nag kenn mënu ko cee jëlee ndax juróomi at war na ko cee toog coow li bari na lépp nag mi ngi tukkee tey ci àtte Ndiaga Diouf boobu nga xamante ne dana ko sax mujj dàq ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre ñu dellu xool rek la xewoon tey ci suba ndax dem baak dikk ba sax taxu ko woon yomb lool lu dul daamar ya la ñu bàyyi woon ñu mën a jàll ca boor yooyee ñu doon dox nag dañu leen wàññi leeral yeeg Abi Faye Alioune Diagne. tribunal bi fees dell ak ay takki der ñu aar ko ci wërngal gi lépp ba léegi xel yi dala tudd woon benn yoon ci verdict gi ñeel procès en appel bu Barthélémy Diaz ak Ndiaga Diouf bi jege saay ci le verdict bi daanoo beneen renvoi dikkat. dañuy proroger délibéré bi au 21 septembre léegi am na ku ma laaj léegi ne lu tax nu proroger ko dama ne loolu
ñun mënuñu nekk si xelu magistrat yi suñu ko prorogé ñoom ñoo tax ñoo xam lu tax xëy na peut-être que dañu bëgg a saytuwaat bu baax dossier bi xoolaat bu baax parce que waxoon naa leen ko suma point de presse ah nit koo xam ne enquête bi amuñu benn élément boo xam ne mi ngi prouver culpabilité am ah enquête balistique bi nga xam ne mooy tax en matière criminelle ñu mun a condamner nit kooku daf ko setel wecc ah ñu ne bal yi nga xam ne dañ ko gis si kooru victime bi Ndiaga Diouf ñu ne bal yooyu jógewul si arme bi nga xam ne Barthélémy Diaz boo ko yore. Maître Ousseynou Fall mooy layal kay ndey ji réew bokk moomeel bu ville bu Dakar ñaar fukki fan ak benn ci weeru sàttumbar gañ ko renvoyé lu baax la. contexte rejet liste bi ak contexte social bi parce que situation politique bu ñuy traversé nii ñu fi situation délétère dëkk bi dafa mel ni amatul autorité ku nekk day def lu ko neex. dañu nekk benn situation explosive fu mu nekk nii dëkk bi dara doxul situation chef kooku mënu ma leen ko wax mais dara doxul si dëkk bi mais kenn respectul dara kenn respectul kenn respectul benn institution yaakaar naa ne nag institution judiciaire bi dina am magnanimité pour jox dëgg Barthélémy Diaz. ca fàttali moom ma nekkoon maire Mermoz Sacré-Cœur moom moo dugaloon sax li dikk appel ngir rek ñu setal aw deram ci biir mbir bi ko boole ak Ndiaga Diouf ay l'avocat moom ne seeni client defu ci lenn ca fàttali rek ñay layal kii di victime bi di Ndiaga Diouf ñoom mujj ñoo teew ci tribunal bi. ma ngoog ñu gàgganti kon loole tey ci suba la woon ba ñuy dem rek kon ca ëttu àttekaay boobu ñeel procès bu Ndiaga Diouf moomee faatu woon ca Mermoz Sacré-Cœur àtte ba kon tey ni ngeen ko gisee ak Abi Faye avocat yi ñoo doon àddu noonu ni ñu ko waxee woon sànq maire bu Ndakaaru moom ma ngay wéy di joxañ baaram rek nguurug Sénégal ndax la mu jàpp moom Barthélémy Diaz mooy lu nekkatul yoon nag du nu nangu mu jàll ci réew mi Ousmane Sonko nag di ko feelu ci wàllu woowee di xam ne itam ne maire bi juróomi at lañ ko fal kon kenn mënu ko fee jëlee ci ay caaxaan muy ay kàddu yoo xamante ne yëkkati nañu ko ñoom ñaar ñooñee ñu teewlu leen ci micro Cheikh Diouf ak Pape Cheikh Diop ak Pape Sangone Mbaye. di wax nag askan wi dañuy continuer di mobiliser wu parce que malheureusement dañu am benn nguur bu bëgg a fooyee institution yi te loolu dañ koy ñaawlu mais ñun lii di suñu warugar xam nañ ko. te dañ ci fas yéene ànd ci ak fulla ak fayda. li waral dàq bi nag ñoom ñoo ko xam waaye tey ak septembre ak 2050 la ñu yemale li ñu bëgg a wax sénégalais yépp wax ko Macky Sall mooy fi ñu taxaw nii muy mairie Dakar bu soobee yàlla ci juróomi at yi di ñëw ki koy jiite Barthélémy Diaz lay tudd loolu. munul muusa ki waane ak fenk ay pexe ba loolu du am. ñu des ba tey ci wàllu yoon wax nag ci greffier yi daal di taxaw nag dakkal ñoom it ci lu ñu sóobu woon nag muy fas yéene rek defante kilifa yi ba keroog ñuy am lu nu bëgg ñu ne nag fi mu ne nii li ñuy jiital mooy waxtaan ndax waxtaan woowee lu am solo la xëy na des na ca gis njëriñ maître El Hadj Aye Boun Malick Diop moom mooy secrétaire général syndicat bi njaboote ñi yëngu ci wàll yi ñuy liggéey ci wàlluk yoon dañ koy teewlu moom ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. nekk ab si benn lël boo xam ne mi ngi soqeekoo ci direction des services judiciaires mi nga xam ne ki ko jiite mooy magistrat bi nekk sama wet muy Abdoulaye Ndiaye. pour nga xalaat nan la ñu mën a def ba liggéeyu benn service bu am solo ci biir justice liggéey boobu daal di ñoŋ. service boobu nag mooy greffe ci la greffier yi nekk ci la secrétaire yi nekk waa direction des services judiciaires dem nañu dugg ci réew mi yëpp fu greffe bu nekk dugg nañu fa déglu nañu greffier yi déglu nañu acteurs yi nekk ci biir greffe yi déglu nañ leen bu baax loolu ñu fa jëlee nag la ñu dajale def ko rapport toog fii di ci waxtaan pour génne ci ay xalaat buñ ci génne ay xalaat jël ci ay dogal yoo xam ne duñ koy jox gouvernement bi ki nga xam ne nag mooy buntu gouvernement bi ci justice muy garde des sceaux pour ñu jël ci daal ay motuwaay yoo xam ne
liggéey bi ci biir ëttu attekaay yi surtout ci biir greffe yi day nekk liggéey boo xam ne day sedd xolu justiciable yi. waa jafe-jafe yi xaw na bëri waaye nag waxtaan wax dëgg ci la ñun day syndicat bi nga xam ne ñooy SYTJUST ñaxtu bi bàyyi nañ ko ndaxte gis nañu ne gouvernement bi mi ngi def ay effort saa bu ñu bëggee waxtaan ak ñoom dinañu woo dégluñu. mangook kàddu yooyu ca Saly la ko yëkkatee bi ñu doon waxtaanee rek jafe-jafe yi ñuy dund gannaaw loolee nag diwaanuk Thiès ak daara ju kawe joojee ñu duppee Iba Der Thiam étudiants yi nag dañoo wàccoon ca mbedd ya di ñaxtu li ko waral bokk na ci nee ñu chantier yi nga xamante ne taxaw na ci atum 2015 ba tey nguurug Sénégal nag war a jug rek ci yeggale liggéey ba ci université boobee Cheikh Anta Diop. mu takku di ay étudiants université Iba Der Thiam ànd ci ak personnel université bi doon dox ci mbedd Thiès yi doore ko ci buntu lycée Malick Sy ñi ngi yor ay pancarte ak i banderole di fësal ne sonn nañu lool ndaxte ay at a ngi nii ñuy xaar ñu àggali liggéey bi nga xamante ne moom la ñu sumboon ci université Iba Der Thiam bu Thiès waaye boobee ba léegi de daa tagga témbe. gis nañ ne état bi livraison partielle lañ ñu bëgg a defal te ñun total lañ soxla kon loolu noonu dafa nekk loo xam ne ñoom dañ see war a taxaw si mu saafara wu benn yoon parce que université bi dafay manque en nombre alors que infrastructure yi nga xam ne moo war a accueillir étudiants yi ba léegi doyagul. kon loolu noonu dañ siy woo responsabilité autorité yëpp ñu xam ko daaw on était aux environs de 5000 étudiants ren ñu ngi dugg ba ay 8000 étudiants alors que université bi ñaari pavillon la am ba léegi salle de classe yi doyul infrastructure yi doyul laboratoire yi amul. loolee sax moo leen gën a metti ndaxte nee nañ toog nañoo kilifa yi ay yooni yoon waaye daa mel ni liggéey bi ba léegi dara sotteegu ci. après ba ñu defee suñuy grève ay débrayage ak lu si aju ñu ne tey nañu wàcc si tali bi def suñu marche pacifique bu ko defee ñëpp xam ne université de Thiès mu ngi en souffrance. doxam ñaxtu bi nag ñu jeexale ko ci auditorium bu université Iba Der Thiam bu Thiès foofee sax étudiants yi taxaw nañ fa ab diir def fa ab sitting ngir ñaax na gouvernement bi liggéey yi nga xamante ne moom la ñu sumboon te àggul ñu àggale ko ci université Iba Der Thiam bu Thiès. Cheikh Anta Diop liggéey bi ñuy sàkkit mu yegg muy beneenub liggéey mooy tali ba dox diggante Naawel ak fa ñu naan Demba Kaane ca boori Matam la ñu ne nag président Macky Sall moom moo ko diggee woon ne tali boobu dañu koy defar askanuk Dande Maayo nag di ko soññ ci kàddu yooyu mu yëkkati woon foofee Ali Bandel Niang El Hadji Li ne de njiitu réew mi fi doon amal tukki niki daaw moo lancé woon travaux yi ñeel defaraat route Dande Maayo waaye askan wi ci seetlu ni ñu gisee anam bi liggéey bi di amee kat dafa yéex trop te waxtu bi nga xamante ni ñu ngi dëkkmal nawet dem ak dikk nar a doon ak jafe-jafe tax ba askan wi rawatina ñiy bootu ci mbootaay bi di Dande Maayo émergent woote ab mobilisation ci dëkk bi di cempe ngir wane seen naqar waaye itam di artu. yow maa ngi tudd Ousmane Ndiaye man maay président association Dande Maayo émergent waaw lenn rek moo ñu fi indi tey danoo meree surtout nguur gi parce que ñun dafa mel ni ñun bokkuñ ci Sénégal jooy nañu xuloo nañu def na lépp ba obligé président de la bi ñëw ba fii ci uniquement pour suñu yoon bi wax nañu dina defar yoon bi waaw boobu ba léegi commencé nañu defal mais li ñuy defar ñun li ñu gis vraiment du lu ñu doy ku nar defal goudron nii lay mel pour ñun nag li ñuy def ni ñoom ay naxaate kese la ñun loolu lañ ko jàppee ay naxaate kese la ñun nag waa Dande Maayo ci Sénégal lañ bokk li ñu commencé lii pour ñun du commencé wuñu pour ñun parce que au moins que booy defar route au moins daa defar ci suuf fu ñu war jaar yow ngay defar fii ñeneen ñi bëgg jaar ñu jaar ci suuf def contournement mais déviation mais yooyu amul yooyu yëpp amul bon ñun dañuy jàppee dañuy defaraat yoon bi sans goudron ñun nag goudron lañ bëgg te hivernage baa ngi ñëw fi mu nekk nii bu fekkee fii la ñu yem hivernage bi kon yoon bi day yées sax moo nañ ko bàyyi ni mu nekkee woon fekkee continue yoon wi ñu war a defar nag mu war a bawoo Nawel wutali Dembankaani te ñu xayma ko ci lu jege juróom-ñett fukki kilomètre daanaka mooy mennum yoon mi lëkkale ay téeméeri dëkk yi fare ci Dande Maayo bi ak li des ci biir réew mi. Ali Bandel Niang njiit li ñu dénk wàllug tali yi nag mi ngi àddu ci li ñu bari ci askan wi jooytu muy tali dul yegg moom mi nag di Mamadou Alassane Camara féete rek ca njëriñ ji ñu dénk wàllug jumtuwaay yi mi ngi wax nag ni ñàkkul ni nag léeg-léeg mu am lu tardé seenub liggéey loolee sax nangu nañ ko dana xaw di tàggatéem bi waaye ña ngay def seen kéemtalaay kàttan leneen nit mi ngi koy leeral mooy amul benn tali bu ñu ne dafay yegg at mi ñu ne ñu teewlu ko ak Ali Bandel Niang
que nawet bi mu ngi ñëw ñu am ci tiitaange parce que tali bi liggéeyam dafa xaw a yéex ma mun d'accord ak ñoom effectivement que jot nañu am tuuti retard donte liggéey bi musul taxaw wax dëgg yàlla PSE bi ñu ko waxee mu mobiliser wu tàmbali na liggéey bi man jotoon naa fa def tournée gis ne liggéey bi tàmbali na waaye ci diggante bi am na yéex biñ ci nemmeeku nekk loo xam ne ci projet yu mel nii dañ koy faral di gis te mun nañ wax loolu léegi mu féete suñu ginnaaw parce que nguur gi état surtout président de la république jox na ci ay instructions yu mat pour ku ñu baral liggéey bi donc daane Mayo Sud bi loolu laa ci mën a wax dolli ci nag wax dëgg yàlla biñ koy tàmbali nag waxuñu ne ren ji balaa nawet nit ñi dinañ daw ci tali bu ñuul parce que ñun xam nañu projet nu mu war a bindoo dafa am yoon bi nga war a jaar am ay liggéey yu jiitu nga yegg ci li ñuy wax revêtement phase bu ci nekk dafa am temps bi muy jël may dalal xel nit ñi tali bi nga xam ne tàmbali na incha allahu rabbi dafay jeex te dinañ toll jamono boo xam ne ñëpp dinañ fàttali li nga xam ne jotoon nañ ko dund ci métit ci jaaru ci tali yoo xam ne baaxul. ñu àddu ci leneen muy ndaje mu yaatu mi ñu jagleel nag finance islamique ci Afrique sowu-jant ñi ngi koy waajal ñaar fukki fan lay doon jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bi ñu dëgmal fii ci Ndakaaru nag lañ koy amalee ci centre international Abdou Diouf bu Diamniadio ci teewaayu président Macky Sall lu ñu fas yéene waxtaanee nag ay projets yu am solo nu ñuy fexee daal ba Afrique lépp lu ci projet mu jëm ci wàllu infrastructure ñu mën ko matale. Mouhamadou Lamine Mbacké moom moo jiite institut bi nekk it koo xamante ni moo nekk ci boppu rek ndaje moomu ñuy waajal ñu teewlu ay kàddoom ci micro Marcel Maroun. ci réewu Afrique yëpp li ci ëpp gouvernement bi moo koy def état bi moo koy def mooy lépp ngir mën a defar ay infrastructure mooy ay pont ay autoroute ay li nga xam ne ay réew dafa ko soxla waaye financement yooyu itam finance islamique am na ci buntu bu mu ci mën a jàppee te na mu ci mën a jàppee dafa am solo. ndax financement islamique dafa bëgg borom xaalis yi ànd ak ñi soxla investissement ñu ànd investir séddoo kon nag bii li mu amee njariñ mooy investisseurs yi dañuy investissement direct lañ koy wax du doon xaalis boo xam ne dañ koy lebal réew mi kon nag mën nañu fexe ba tabax infrastructure yi ci dëkk bi tabax pont yeeg autoroute yeeg aéroport yi te borom réew mi ci boppam du yokk tubaab bi di ko wax investissement direct di ko wax financement innovant financement yoo xam ne dañu fexe ba mën a réaliser suñu financement ba noppi mu doon ay investisseurs yoo xam ne dañuy dugg investir buñ demee ba gis seen njariñ état bi mën ko jëndaat ci ñoom ndànk-ndànk ba moomaat infrastructure yi moom. ni ñu koy xewoon ci ponk yi njaayum dawlin bi nag am nay jafe-jafe ci commerçant yi koy jaay ba tax na ñu ne nag ñoom daal boo moyul daanu ko baax dawlin googu ndax natt bi sax nag dañ caa gisul seen bopp naam njëg la jóge na ci téeméer ak juróom-ñeent fukk nekk ci ñetti téeméer taxul nag ñoom ñu gis ci seen bopp ñoom jaaykat yooyu bu fekkente ne ñu ngay wax nag kon jëndkat ya jàpp leen ni fëgg nañu seen gémmiñ ñoom yuuxu Mariam Ndiaye ak Hamidou Ba àndoon nañu tey ca jaba bu Gueule Tapée. otul diwlin dina naqadee gis ci marché yi yenn ci jaaykat yi nekk fii ci marché Gueule Tapée fas yéene nañu dakkal njaay mi. man temps yii du ma jënd diw dama julli yoon maa ngi soog a ñëw ni waaye ba may jamat benn biir woon diw laa jëndoo maa ngi ko jëndee 24000 fi mu ne nii maa ngi dégg ñu ne 27000 27500 du ma jënd diw nag man dootuma jaay diw feeg diw wàññeekul différence bi 3500 kooku boo jënd diw itam doo si am dara. lu ni mel la Talibé Diallo nar njëgi diwlin yi fan yii nar naa yàq liggéeyam. wax dëgg yàlla diwlin ngeen saa ni dafa seer trop man kay maa ngi arrêté saa ni jaay diwlin bi pour nga jaay détail dafa seer détail soo jaayee walaati kassa moom bari da ngay walaati dafa ëpp avant walaati 225 lay jar. soxna si di jaaykatu jën fii ci marché bi mi ngi xalaat jëfandikoo diwlinu natt gi waaye njëg yi daanaka sorewul lool ak njëgi diwlinu importé yi. parce que diwlinu natt bi. bu njëkkoon ñu ngi la koy jaayee 900 te léegi boo demee 1400 lan la koy jaayee wala 1500 léegi importé bi boo demee ñu jaay la ko 1600 yow da ngay préféré jënd importé bi moo gën a nii suñu sañoon lu jóge suñu réew moom la ñuy jënd. yokkute njëgu ñam yi ñuy gën a jëfandikoo jaaxal na commerçant yi waaye yenn ci way jëfandikoo yi ñu ngi xalaat soppi nu ñu daan xewloo. mu mbaxal rek mu sap-sap. te doo am dara lu la cay arrivé.
ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mariam Ndiaye ñu wax ci tàggat yaram ak beach soccer juróomi poule yi nag yu soxal championnat national ci wàllu beach soccer kon xam nañu ko ba noppi jongante boobee nag kon daañu ko def ci ñett pàcc ci lu ñu xamle bokk na ci li ñu duppee final four ca Saly lay doon demi-finale ba ak final ba kon foofee la ñu koy defee ñu teewlu président bu football spécifique fii ci Sénégal di Oumar Gueye Ndiaye yëkkati na ci ay kàddu dénk ko Cheikh Sadibou Diarra. Une compétition en 3 phases. Phase bu njëkk bi mooy la phase des poules. La phase des poules mooy les 4 poules de Dakar et une poule de Saint-Louis. loolu mooy vraiment li ñuy ren beneen particularité mooy pour que les poules soient équilibrées on est parti du classement de l'année dernière. Classement de l'année dernière de chaque poule ñu ne les premiers de chaque poule ñooy nekk chapeau 1 les deuxièmes nekk chapeau 2 là on exclut Saint-Louis les troisièmes chapeau 3 les quatrièmes chapeau 4 lañ bëgg a poule bu nekk cette année mu am chapeau 1 chapeau 2 chapeau 3 chapeau 4 c'est pour am des poules équilibrées en fonction effectivement des forces yi nga xam ne moom lañ constaté l'année dernière. Pour les qualifications on a décidé que les 5 premiers y compris Saint-Louis dañuy qualifier pour le deuxième tour plus les 3 meilleurs deuxièmes. Playoff bi 2 poules de 4 playoff 2 poules de 4 boobu day nekk tirage intégral. ma ngoog jongante championnat beach soccer yooyu nag dana tàmbali gannaaw assemblée générale bu fédération sénégalaise bu football kon fukki fan ak juróom-ñeent lay doon ci weeru juin bi ñu dëgmal. ñu des ba tey ci tàggat yaram wax ci mbootaay gi ñu duppee Sénégal reconnaissant ñoom dañu fas yéene rek sargal football fii ci Sénégal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin lay doon njiit la di Serigne Mbacké Ndiaye nag mi ngi wax ni ab match de gala daanu ko amal ngir delloo njukkal ministère bi ñu gàll wàllu tàggat yaram waaye delloo njukkal tamit njabootu football fii ci Sénégal ñenn ci njaboot gi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Sadibou Diarra. Ablaye Diaw jeex na amatul ñu taxawal lu ñu tudd association Sénégal reconnaissant association Sénégal reconnaissant boobu war a organiser buñ ci yàlla yóbboo ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin. ci théâtre national Daniel Sorano à partir de 21h ñu war a organiser foofu benn édition boo nga xam ni dañ ci sargal football sénégalais. mënuñu jël footballeur yëpp ñëpp a méritant entraîneur yëpp footballeur yëpp dirigeant yëpp mais am na kenn koo nga xam ne moo koy symboliser mooy le ministère des sports donc ñu jël Matar Ba ministre des sports ni moom la ñu jagleel guddi googu pour rendre ko hommage sargal ko. mais duñu yem ci moom rek dañ ci profiter jël le président Augustin Senghor décoré ko jël Aliou Cissé entraîneur national décoré ko docteur Alioune Sarr décoré également Yatma Diop ensuite et enfin notre frère Momar Thioune ici présent. nangook mu nekkoon Serigne Mbacké Ndiaye jiite rek mbootaay googee foofee nag la ñuy ndar keppe xibaaru marax mi mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Chérif Diop.